ak noo takkoon alal gi da ngay nangu ni moomoo nga delloo rawatina nag boo amee njort ni borom boobu jël ko toppatoo gi muy am ci moom place gi muy am ci moom moo gën a kawe wala moo gën a baax fuuf toppatoo gi mu mënoon am ci sa loxo yow te ñu am ci njort gu dëgër a dëgër kon gannaaw surprise bi gannaaw naqar gi dañ naan ñun ay jullit lañu dañuy delloo lépp nag ci suñu borom xam naa ni sax lu ñuy baamu rek la waaye kër gi ñu toog xam nañ ni ñooñu ko gën a xam ndax ñooñu ko jàngal ndax këru diine la këru nitu yàlla la këru kilifa diine la amul lenn loo xam ne tey fii ñun mun nañ ko fee wax loo xam ne gënu leen ñu ko xam te jàngal ñu ko sax waaye nag dafa fekk yàlla ci boppam moo ñuy wax toujours fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin tuuti nañ ci lool nag waaye dañuy baamuwaat rek dégg dugal ko ci njaal gi di wax ni tànk yi tànku ñëw bokk ak yéen naqar gi la bu ñu amoon luñ gënal biñ koy yéglee rek dañuy ñëw fekke li nga xam ne mooy li ñu gën a santaane ci jullit mooy fekke fu ñu leen di defare fekke fu ñu leen di jullee gunge leen ba fañ leen war a dencee waaye ni mu ko waxee léegi rek mbir mu la bett fekk ñu nekkoon ci yeneen moo tax mënuñu ko woon defee noonu waaye teewul it bañ ko yéegee lal nañ suñu sijaada julli suñu ñaari rakka tàllal suñu borom ñaan te jàpp naa ni ñaan moom foo ko muntu defee rek mën na yegg ci borom loolu nag dàqantewuloon ak ñu sol suñu dàll ñëw ba fii gën a feddali njaal googu di ko def ci suñu turu bopp man Ousmane Sonko di ko def ci turu kuréel gi ma jiite muy suñu parti Pastef di ko def ci turu coalition bi ñu bokk it muy coalition Jotna waaye mun naa ne di ko def ci turu Sénégal yëpp leen wax ni métti na waaye ñu ngi leen koy masawu di ñaan yàlla lii gëj fi yàlla mu gëj fi lool ñaan yàlla ñii nga xam ne jël na leen ci ñun ñooy nekk fii di ko naqarlu waaye peut-être ñoom fee ñu tëdd tey ku demoon ne leen dellu si leen Cambérène ñu xeex ak yow te am nañu yaqin ni noonu la demee di ñaan yàlla mu bool leen ci borom bàmmeel yu yaatu yi yu sedd guy yi bàmmeel yooyu ñu dig ne dañuy ubbi sa palanteer nga jàkkaarloog sa këru àjjana yàlla na yàlla boole leen ci ñooñu gannaaw gi yàlla may ñi fi bàyyi nag d'abord njaboot gi may leen xolu muñ yàggal sarax bi seen loxo gën a barkeel njaboot gi gën a barkeel kër gi gën fee dëgëral islaam ndax islaam rekk lañ fi xam gën fee dëgëral déggoo ak mbooloo te taxawaay bii nga xam ne taxaw ngeen ko ci Sénégal ba ñépp xam ko yàlla na yàlla gën koo dëgëral gën leen ko yombal leen aussi yen bi loolu daal mooy kàddu yu gàtt yuñ ci bëggoon sànni fas yéene woon ñëw fii jaale buñ fi jógee nag nañ doxantu ba Yoff seeti sama papa sama xarit sëñ Lamine porte parole nga xam ne moom it am na kóllëre gu dox suñu diggante di ñaan yàlla buñ fi gëj nag bañ suñ fiy duggati ci lu gàtt nag mu bañ a doon lii moo ñu lu mel nii moo ñu fi andi loolu daal laa mënoon wax ci lu gàtt di jégalu nag ci wax ji su dëngee ndax waxu li ñuy yëngatu yomb nañu waaye wax yu mel nii xaw nañoo jafe léeg-léeg sax dama daan ut ku ma ci waxal waaye fii moom mënuma fi woon ñàkk sànni kàddu yi sëñ bi ñu ngi leen di gërëm di leen jottali suñu ziar ak suñu nuyoo ak suñu njaal ci kilifa gu mag gi di ñaan yàlla yokk wér-gu-yaram yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg-yàgg woyofal yen bi loolu daal lañ ci mën wax ci lu gàdd asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ñi nga àndal ñëpp di rafetlu jéego yi d'abord jéego yi jullit la
ci ay mbokki jullitam li fi jib ci kàddu lépp rafet na yàlla na la ko yàlla fay ko njaboot gi li fi wàcc nag comme ni nga ko waxee rek sunu borom moom moo xam nu mu programmé ñett ñu feebar ñii feebari lii yàlla nag xëy def li mu def xëj na diis na lool waaye woyof na lool ci jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni nahnu ma'ashirul anbiya ashaddu bala'an fal amsalu loolu nag mooy jullit nee na ñun ñoo gën a sunu nattu mooy gën a tar ak ñañu nirool ak ñooñeen ñañu nirool kooku waxin la kon loolaat bu tàbbee ci kër Serigne Ablaye tàbbi ci dëkkub Seydina Issa mii waajuram dëgg-dëgg loolu war naa mën a mën a woyof ci ñun parce que dañoo wax ne ñaata sénégalais lii dal ñii ñu ngi yeewu muy dal lu leen dal dëgg-dëgg lu gën a méttee ngi dal bu ñu yeewu ay nit ñun bu ñu lii dalee ñu saalit ba noppi naan nit ñi yàlla nee na nanu seet suñu bopp réew mi wax nañ fi batalu Joola ci benn ko wax na ko Sadio wax na ko sànq benn guddi asamaan teet na Sénégal gépp a nekk ci nangam tiis mënu la weesu loolu gis nañ fi la fi Sonacos fii ci port ak leneen kon lii du événement ci ñun déedéet Seydina Issa mi rëdd fii xam ni lii ñu fi tudde lépp kee ngay fekk Yoof muy Serigne Ablaye Seydina Issa mi ko jur dëkk bi yeewu na gisatuñu ko mu nga tëdd fële mooy maamu ñu fi nekk amoon it taxawaay kon kooku dara du ko gën a kawe lu dul yàlla ci bëtu ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon taxawaay yu mel nii dama lay bëgg a wax ne fu mu laal ci Sénégal ak foo mën ak koo mën doon rek yëg-yëg boobu rek la ñu war a am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa ko fii démb toog nag saxaaba yi janaasa yahud romb ko mu jóg taxaw mu jaaxal saxaaba yi ni ko kii yow la mu ne alaysat nafsan xanaa amul bakken kon ñun foofu la ñuy waxe bi ci des fii nga ñëw tey fii de ay seen ki fi njëkk mooy sunu mag Seydina Issa ko ngénte ci kër gi Seydina Issa moomu maamu kooku mu nga dëkk fële yaayam fa la juddoo waajuram Seydina Issa ko xamoon boppam la fi ñu ko tëdd toppatool naka boppam te kenn xamu ko moom la fa doon àndal guddi moo tax bi mu génnee àdduna kooku moo ko wattu mooy maamu kii fi jóge kon loolu bu nu doyul ñu jooy ñoo ñëpp ñu ndànkam tey ñu rafetlu tànk yu mel nii parce que booy xool réew mépp këri diine yi ñëpp les politiques les ñëpp a ngi taxaw loolu mooy wan ni vraiment communion boobu am ci Sénégal ak ci yëg wallaay benn doon kon lu daanu fii mu daanu fe ñooyam ci ñun parce que nag yeneen i bakkeen ngi xëy di rot ñun bu nu bëggee sàmm sunu bos xool ñeneen kon ñun ñooy ñan kon loolu ñu ngi lay rafetlu lool ci jéego yi nga ñëw fii ci kër gi nag nee naa la Seydina Issa moo ko sañ ci dëkk bi lii tey ñooy tudde mbas mi mu metti lool ci la ko Seydina Issa indee fii jëlee ko fële mu newoon ci gant bi indi ko fi 14 def ceet li mesure nangam yi gars yi di wax yëpp moom ba mu koy def boobu kenn xalaatu woon ni lii dina am tey kon kooku moom yonent la waaye citoyen la woon bi muy jël mesure yu mel noonu tey di ko def fële ñii fi mbas ma fi kii bi am peste bi kaa lay def fële ci biti ñu isolé leen comme ni nga xadis bu waxe ñiy jóge ci dëkk bi ku ñëw boo war a yóbbu fa da ngay def fii ngay bàyyi affaire bi dem ñiy jóge fii jël lii dem
loolu la c'est ay mesures quoi barrière la donc boo xoolee ci ay médailles am na ci ay nangam alors kooku ñaari guerre yi li ñu te effort de nangam ay tubaab bi fi newoon bien que ni ci ay alliés la ñu àndaloon nangam doon na jël alalam di financer les alliés ci leen dundal ci baasu Wakam bi foofu kon kooku xamoon na citoyen la woon donc yooyu yëpp nag ci foofu tey fi nga ñëw def nga lu rafet nag ñu lay ñuy rafetlu taxawaay boobu di la wax ni nag ah sëñ Ablaye de mu nga Yoff mooy xalif général de Layène noo ko beñe nag ñooy taawam Layène nag amul 1 2 3 Ablaye Thiaw moo fa am li ci des ah sunu kër nag nooy xam ni ñu koy gérer ñoo téye sunu kër loolu moom mooy li am waaye damay wax ni di ko tëye sooy wax Ablaye Thiaw mooy xalif général de Layène décision la c'est Ablaye Thiaw personne yoru ko fi loolu moom ku yóbbu ko déedéet muy loolu donc nag ci turu kooku la ñuy waxee maay taawam de mais ci turam lay waxe njaboot tamit ñoo fi ne loolu ak sama responsabilité bopp waaye di la gërëm ci tànk yi di ñaan yàlla fay la ko ak ñi nga àndal ñëm na kër gi macha allah këru Sénégal la comme ni nga ko waxee kër gu ubbeeku la c'est la république citoyenneté ak lépp mi ngi fi nekk seen njaboot a ngi fi waxtu woo ak nu mu neexee kër gi macha allah doomu Sénégal nga doomu nangam nga kër gi ak yow ñoo ci yem loolu rek laay wax président Sow di la gërëm nag ci tànk yi bu baax allahumma salli ala sayyidina wa sallam. Bien, nous sommes venus accompagnés d'une délégation pour sacrifier à la tradition en pareille circonstance en tant que croyants, en tant que voisins, en tant que Sénégalais, venir présenter nos condoléances au khalife d'abord, mais à travers lui à toute la communauté layène et à tous les musulmans du Sénégal et du monde, mais également à tous les Sénégalais de toute obédience confondue. Nous avons perdu successivement 3 des nôtres, appartenant à la même famille, au-delà de l'appartenance à la même confrérie. C'est des pertes douloureuses, évidemment, que nous associons en tout cas à la famille, à tous les proches, pour compatir avec eux, partager avec eux cette douleur immense, mais une douleur adossée sur un réconfort, le réconfort que, vu les profils en tout cas de ceux qui sont partis, qu'ils sont aujourd'hui dans une destination de choix, la destination que le Seigneur, qu'Allah a promis à tous les croyants vertueux qui auraient consacré leur vie à l'adoration de Dieu, à suivre la voie tracée par Dieu, enseignée par son prophète. Et ici, nous sommes dans un foyer religieux, nous sommes dans une famille d'islam. Et ne serait-ce que pour cela, nous avons espoir que, au-delà de la douleur que nous partageons avec la famille, nous sommes fondés à avoir ce réconfort moral qu'aujourd'hui, les disparus sont dans des demeures telles que promis par le Seigneur, dans des demeures douces, dans des demeures agréables, dans cette demeure vaste et spacieuse de Barzakh qui est promis à tout croyant. Au-delà, maintenant, nous présentons nos sincères condoléances et avons exprimé nos souhaits, nos prières, puisque le croyant n'a que sa prière, que de pareils événements ne se reproduisent pas de sitôt, que nous puissions en tout cas rester longtemps sans avoir à déplorer des événements, des circonstances de ce genre. Voilà pourquoi nous étions venus et nous remercions toute la communauté layène, le khalife, ceux qui nous ont accueillis ici, de l'accueil, de l'ouverture. Nous les remercions également pour cela. Et voilà, on a présenté les condoléances au nom de notre parti, au nom de notre coalition, à mon nom propre également.